sama moo ñu koy dégtal mbokk yi bu nes ki sama dikk ak yéen ci àttalum xibaar yi. lu aju ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek CNTS FC kuréelu syndicat gi ni mel coow tàmbale na ca juddu am na ci ay liggéeykat ya ca gisatul seen bopp ba tax na beddeeku nañu wutali kuréelu syndicat bi du UDTS gannaaw bu ñu ñaawloo doxalinu Cheikh Diop ci lu ñeel pétrole ak gaz bu Sénégal nam koy saytoog taxawul benn yoon ci seeni soxla yooyu la liggéeykat ne bu ñu sañoon ñu boole ñaari convention yi le muy convention pétrole ak hydrocarbure ngir mu doon benn mu mun a doon yokkute ci seen liggéey dañ ci teewlu Théodore Semedo. pëccëxoo dafa am ci centrale syndicale CNTS FC bu Cheikh Diop jiite ay liggéeykat am ñaqare si doxalinam dañ ko joto bàyyi daal di dem centrale syndicale bu ñu oowee UTS te teg syndicat des travailleurs du pétrole du gaz et autres activités connexes te jiital si Abdou Badji. lan moo tax ñu génn ci syndicat bale am na lu ci naqari parce que dañu bokkoon benn convention ñu def étude ñu ne ñooy bokk benn convention ñu dem ñu am ñu génnee mooy waa hydrocarbure te pétrole la bokk loolu lu ma naqarlu la waaw loolu moo tax aujourd'hui camarades yu bëri rébellé wu ne il faut que ñu créer benn syndicat bu ko defee ñu xoolaat mbir mi décisions yi ñu koy jëlandoo ensemble mais aussi ñu respecter décisions yi parce que bon fi mu ne nii ba léegi xamaguma sax convention bu bees bu hydrocarbure bi amaguma si benn copie. ñoom amaloon nañ benn congrès boo xam ne ñooñu nekk njiitu UTS ak CGT jàppale leen si ñuy sàkku nag ñu daal di leen defal benn convention bu ëmb seen secteur yokk raffinerie te tamit ñu boole leen ci exploitation pétrole bi ñuy waajal suñu réew. di xaajale convention hydrocarbure convention pétrole loolu moo ci warul am convention bi dafa war a nekk benn parce que gis nañ yeneen métiers yu lu mel ni industrie alimentaire génnewuñu chauffeurs yi wutal leen convention mais dañ leen fa bàyyi classé leen ci convention nationale industrie alimentaire def ko ci yeneen secteurs yi muy commerce di bâtiment di leneen rek leneen lan moo tax pétrole léegi ñu bëgg a def ñaari convention pétrole ak convention hydrocarbure loolee moo jar a gëstu lu waral loolu ak lu ko yëkkati. bu ma sañoon tey convention bii du nekk ñaari benn convention donc parce que ñii après le raffinage c'est la distribution te ñii si distribution la ñu nekk te dañ leen folli. ñu fas yéene taxaw ak ñoom mooy boole leen d'abord dimbale leen ñu organiser wu jàppale leen ci formation bi ñu formé wu ba xam fi ñuy teg seen tànk lan la ak fan la ñu jëm bu ko defee nag ñu ànd li ci des ñu waxtaan. comme on le dit xàccandoo dóorandoo li nga xam ne lii mooy suñu àq ak yelleef ñu jox ñu ko. ñooñu nag dañ organiser congrès taxaw temb ne dañoo bëgg ay coppite ci seen biir secteur sàkku nañ seen i naataangoo daal di boole seen doole ngir seen i jafe-jafe am ay saafara ki na ko yéen fi si diwaan Pikine Théodore Semedo pour Walfadjri. ba tey ci googule kuréelu syndicat la ñu desandi du UTS ñoom Alioune Ndiaye jot naa yëkkati kàddoom ma jiite kuréelu syndicat googee ne bu sañoon liggéeykat yi ñu gën leen a fullaal ci bërëbu liggéeyukaay yu bëri bokk na ci xoolaat texte yi leen tënk su ko defee kenn ku ne ci moom ca la ngay yëngu nga mun cee gis sa bopp Alioune Ndiaye njiital UTS ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. mënu ma comprendre pacte boo xam ne bii dañ lay wax ne yow en tant que liggéeykat doo revendiquer doo wax say jafe-jafe doo naqarlu doo laaj loolu man bu fekkee loolu mooy pacte de stabilité en tout cas engagé wul UTS engagé wuñu parce que ñun tooguñu sax ba fañ koy waxee. waa li ñu gis mooy ay accords yoo xam ne état bi daf ko xaatim ak secteur yu bari muy éducation muy santé muy lu bari xaatim ay accords yoo xam ne signé na ko am na ay at ak léegi ak syndicat yooyu te ba léegi état bi mënul respecter engagement yooyu mu jëloon loolu dafay loo xam ne lii warul mën a nekk. en tant qu'état loolu état waru ko nangu warul sax seetaan keneen di ko def waxtuma laax moom. kuréelu syndicat geneen di waa UDTS yi tamit jot nañu amal ndaje mu yaatu ngir waxtaane li nga xamante mooy wàllu xëy mi fexe ba tamit gën a taxawu liggéeykat yi kenn ku nekk mun a gis boppam ci convention gu bees goo xamante ni war na leen mun a tënk ngir lawoon ñu mun caa jógee xoolaat yi tamit fu jamono toll ak li war liggéeykat gune be salaat texte yi ni mel dañ ci teewlu Abdoul Aziz Sy mayor kàddug UDTS àdduna ci micro Théodore Semedo. pacte bi dañ ci doon xaar lu bari
gouvernement bi dañu bëgg mu jàppale ñu beesalaat texte yi nga xam ni moo dox ci diggante liggéeykat bi njaatige bi ak ki koy liggéeyal ndax texte yooyu li ci ëpp ci texte yi 1956 la muy jamonoy tubaab bi. ñu toll ci 2019 métiers yi soppeeku nañu coût de la vie changé na am na nouvelle méthode de travail am na yeneen ak yeneen yu xew yoo xam ne dañu war a méngoo ak jamono fa texte yooyu nekkoon ba tey ma nga fa moo tax salaire yi fa mu nekkoon la ci avancé bariwul moo tax lañ doon dund ba tey maa ngi doon dund lu ci ëpp njaboot gaa ngi koy dund te njaboot gi dañu gën a am yeneen préoccupation nouvelle kon bu ñu beesalul texte yooyu dañuy bàyyi jamono daf ñuy romb kon performance bi ñu bëgg ak émergence bi ñu bëgg du am ndax émergence dañ koy adapté des mesures boo xam ne adapté par rapport ak la réalité. gouvernement baa ngi def effort ci benn côté ndax jël na convention bi ñuy wax convention collective nationale interprofessionnelle bi koy beesal ba fas yéene ko validé jël na defal national si benn convention d'accord nañ ci ak ñi nga xam ne ñooy secteur privé de la sécurité mais du ñooñu rek ñoo fi nekk jël agroalimentaire ñaata entreprise dañoo ne yëngu dans l'agroalimentaire amuñu convention depuis 1956 la woon ba léegi jëlal le grand secteur des auxiliaires de transport nga xam ne c'est les multinationales qui ont signé des accords de cadre des accords cadres mondiaux nga xam ne tey ci àdduna bi fu ne ña ngi fa dugal seen loxo am doole loolu ëpp doole no gouvernement amul benn texte tey boo xam te ni dul texte bi 1956 loolu tardé la mën nañu wax ne gouvernement bi nañu taxawal benn centre bu mag boo xam ni centre de production et de productivité ñu mën fa jàngat ay ndaw ci wàllu tàggal leen ci wàllu syndicat ba syndicat doon doxee démb mu soppeeku par rapport ak nouvelle donne bi loolu la tardé nañ ci lu bari ci waxtu dajewuñ ci toog ci ak yeneen yu bari ci secteurs yi bi nga xam ne nag mu ci ëpp solo bi ñu taxawalee le haut conseil dañu waxoon ni nañu taxawal ci secteur bu ne benn cadre boo xam ni cadre de dialogue social lay doon ndax secteurs yi ñooy yor économie réew mi mais boo wàccee secteur bi am na entreprise war a am cadre loolu ñu ngi xaar ba léegi 2006 la décret bi génnoon. ndaw ñi ñu bari ci ñoom am jafe-jafe ngir mun a am xëy dara waralu ko lu dul tàggatu ga ca war duñ ko mun a am ba mun a dugg ci entreprise yu bari loolee tamit jur na ponk waxtaan geneen ci ndajeb waa UDTS dañ ci teewlu El Hadji Malick Sow jot naa soñu ndaw ñi ne kenn waru leen a jiitu ci wàllu gini mel dañ ko ci teewlu ci micro Théodore Semedo. jafe-jafe yi la plupart li koy waral mooy non seulement l'offre ak la demande souvent day am inadéquation mooy waral des fois jeunes yi souvent di nga gis jeune boo xam ni dina dugg dans le marché du travail mais souvent day posé wu maanaam problème mu moom amélioré wu pour améliorer maanaam employabilité am problème boobu souvent dafay posé wu li koy waral nag souvent mooy non seulement la manque maanaam de compétences essentielles souvent nit ki pour nga employable il faut nga mën a renforcer say capacités dans d'autres domaines maanaam surtout ci domaine bi nga xam ni moom la ñu nekk nii jamono jii jeunes yi dañu war a gën a renforcer seen capacité jeunes yi dañu confronté wu à une manque de capacité de mobilisation ak manque de formation non seulement concernant ay propositions yoo xam ne alternatives yu jëm ci wàllu politique publique tey jii jeunes yi dañu war a outiller wu davantage tey en analyse budgétaire mën a lire budget état bi ak les lignes budgétaires mën aussi itam comprendre aussi itam maanaam les alternatives yi nga xam ne moom moo nekk suñu kam ñun en tant que jeune ak les problèmes yi nga xam ne jeunes yi ñu ngi ko confronté aussi itam dans le marché du travail aussi itam nous en tant que leader jeune ñu ñoo war a porter baatu ndaw ñi mais bu ñu war a porter baatu ndaw ñi ñun aussi itam dañu war a outiller davantage pour mën a faire face à l'État pour def des propositions alternatives yi nga xam ne moom la ñuy war di déposer au niveau de ces décideurs. lu aju ci njàng meek njàngale mi le réseau des enseignants libres du Sénégal di ab kuréel gu boot ay jàngalekat ñoom jot nañoo yëglu dànkaafu nañu nguur gi ngir mu soobu ci saafara seen jafe-jafe ndax atum lëmm a ngi nii bu ñu tënkee accord yawoon te ba léegi amagul génn jéego goo xamante ne nguur gi def na ko dañ ci teewlu njiital kuréelu syndicat googe Mafal Fall àdduna ci micro Théodore Semedo. déposé nañu préavis de grève léegi déposé préavis bëgguñu waxal ci turu enseignants yi dinañ dem xayma ak ñoom ni leen fii la problème te situation bi garaw na garaw boo xamante ne enseignants yi sax nanguwuñ ko gëmatuñu sax ña ñu waxoon ñooy porter revendication yi bu un mois bi jeexee bu ñu gouvernement woowul négociation mais c'est dañuy dem grève gëm nañ dialogue social nag mais buñ ñu woowul négociation dañuy dem grève pour ñu càmbar ko diñ def benn étude bi nag duñ ko partager les organisations syndicales représentatives les autres organisations dites non représentatives, l'État
ainsi de suite ñoom ñëpp ñu poser leen question lan mooy dialogue social inclusif lan mooy dialogue social lan mooy négociation collective ñoom ñëpp d'accord nañ ne dialogue social dafa war a inclusif ñoom ñëpp étude bi moom moo ko wone partagé déposé au niveau de la table du ministère ñi ngeeg étude bi waaw beddi boobu moom moo indi lii xam nga stratégie la pour ñoom xam nga lan la ñu waxoon bi ñuy organiser ay élections de représentativité buñ ko amee stratégie la et nous sommes tombés dans notre propre piège buñ ko amee ñoom dootuñu talati lenn affaire représentative ak non représentative la ñeer bi nga xamante ne sax mais da ngay gis koo xamante ne il est apte à porter les revendications des enseignants ñi ne la yow sa organisation syndicale représentative yow yaa gën a mun a porter question boobu beddi bi nag moom mooy lenn pendant une année daaw jusqu'à la signature d'un protocole d'accord autour d'un bol de ceebu jën foofu lañ ko signé protocole d'accord bi enfin pas protocole d'accord mais accord bi fa lañ ko amee ba syndicat yi ne di ñuy lever seen mot d'ordre mais loolu bu muy am ba période boobu monitoring bi nga xamante ne l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne moom moo ko doon mëne mais di ñu boddi enseignants yi. njàng mu war munagul am ba léegi ca lycée gu bees bu Cubalel la ko waral mooy classe seconde ya fa ne ba léegi jumtukaay ya mataguñu amuñu courant am jafe-jafe lool ngir am livre ngir mun a jublu ci njàngale mu mucc ayib ci ndorteel at mi taq na suuf lool ci googule lycée bu Cubalel fare ci arrondissement bu Kaskas dañ ci teewlu abukan ca collège d'enseignement moyen de Cubalel le slogan ubbi tey jàng tey nekkul lu am fii ci dëkk bi maanaam fii ci Île à Morphil ñàkkumay table banc li itam di courant ak yenn équipement yuy dooleel njàng mi fii ci collège bi daanaka tax na tey lu waral que njàngale mi daa sooxe bu baax a baax Ibrahima Amadou Wade moom moo yor kaddu parents d'élèves yi fii ci collège bi. sunu collège bi léegi am nañu lu ñu tuddee cycle long moo di léegi daanaka jóge nañu collège def benn jéego dem lycée. ren nag autorisé nañu nañ commencé par une classe de seconde donc classe de seconde bu commencé na waaye nag am nañu ay jafe-jafe d'abord mooy électrification bi courant mu ngi mel ni daanaka amuñu fi courant donc xam ne jumtukaay yu bari yoo xam ne yi il faut que mu am courant lu mel ni ay ordinateur lu mel ni ay yeneen ak yeneen yi nga xam ni vraiment sa xale yi dañ ko soxla moom yoruñu ko. yeneen jafe-jafe yi nga xamante ne itam askan wi jon nañ ko yëkkati moo di que collège bi. rafle nañu lii di documentation ngir gën a jàppale xale yi. problème matériel su ma ne problème matériel documentation bi yëpp ci laa ko boole équipement ak documentation léegi lañu doog a commencé lycée classe de seconde bi dinañu soxla ay livres dinañu soxla ay manuels yu bari ensuite maintenant équipement yi tamit gis nañu doyul bu loolu weesoo aussi dinañ soxla surtout ay salle de classe donc salle de classe yi daanaka actuellement ñu ngi gërëm. principal bi parce que salle yi bariwul mu ngi def lu ñu tudde système tournant mënta wëy loolu ñun xam nañ ne mënta wëy parce que déjà année prochaine dinañ dem classe première bu soobee yàlla te loolu à la kulli haalin il faut que ñu am au moins ñaari salle de classe donc soxla nañu vraiment ñaari salle de classe ku ñu ko tabaxal donc ñu ngi lancer un appel à l'État ak toutes les bonnes volontés pour au moins ñu am ñaari classe donc et cetera léegi at bu ñu jëm encore am yeneen classe donc vraiment en résumé électrification bi matériel bi ak vraiment salle de classe yi. fii nag ci Cubalel parents d'élèves yi ñoo ñaan autorités yi ñu gaaw réagir face à l'urgence ngir enseignement bi doon enseignement de qualité fii ci Podor seen naataango Abou Kane pour la télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Aboukan dañu dem ca diwaanu Louga ñaace tabax ya awul ci yoon ci peggu juma yak armel ya fa ne équipe municipale bu Louga ne loole dootuñ ko seetaan dañ ci jël seeni matuwaay ca na mu gën a gaawee xamle nañ ko ci ndaje mu ya gañ doon jox ay jumtukaay juma ya ne ca Louga dañ ci teewlu Birahim Fall mayor seen kaddu àdduna ci micro Omar Kayre. Il est temps pour mairie taxaw ci suuf si nga xam ne dañ koy dagg ak mbedd yi nga xam ne mbedd yi 30 mètres lan dañuy ñëw dagg ko def fa ay passerelles te les services des cadastres et des domaines ak du côté de l'urbanisme foofu le titre de propriété di jóge bon bu démb bi ma gis c'est récent ci jàkka yi la ak cimetière yi parce que dafa am bu nekk ci wetu cimetière tool Perron bi nga xam ne dañ ko war a élargir yokk ko ak bi nga xam ne dafa concerné benn mosquée bu nekk kër Serigne Louga démb ñu gis ñu jox fa benn titre de propriété benn waaye mu tabax dem nañ ba ci moom laaj ko dépêché nañ agent voie bi mu laaj ko ni ko ndax am nga autorisation de construire
mu ni amu ko ñu arrêté ko jox ko sommation d'arrêt ba pare mi ngi continuer di tabax loolu moom moo gën a nekk lu doy waar et que le préfet aussi nekk na au courant de ce qui se passe ndax wax nañ ko donc il est temps nag ñu régler ko benn mi ngi tabax wàññi na mbedd mi ci digg mbedd te moom rek moo fay tabax te gis nañ fa yeneen ñetti kër yu ñu tracé ni dañ koy tabax te tabaxam ñëw na ba fatt bunti jàmbur fatt minbar bi nga xam ni bu mosquée bi la jël mbedd mi te loolu souvent da ngay gis ñi nekk ci mosquée bi ñoo xam duñu xam loolu duñ ko mën a lijjanti ñoom souvent dañ naan mairie rek parce que mairie lañ joxoon suuf si pour ñu def ko jàkk kon su fa leneen di am mairie bu ma war a taxaw ci loolu te loolu bari na Louga bari na yaatu na fi te dafa war a arrêter parce que président de la République sax dégg nañ ko muy wax ni problème bu nar a gën a indi coow ci Sénégal suuf lay jóge kon il est temps ñu bàyyi loolu xel. lu aju ci gàmmub di Serigne Cheikh Bekay Kunta jot naa soññaat askan wi rawatina jullit ñi ngir ñu fonk julli juróom te di ko amal ci waxtu wa ndaxte loole mun na saafara lu bëri ci réewum Sénégal googu lépp ndajeb diine ca Ndiassane dañ ci dikkaat ak suñu naataango Ibrahima Ndiaye ma ñu teewal ca diwaanu Thiès yegg si nañ ci xibaar ñeel bitim réew la xew ca Nigéria Burkina Faso ak li nga xamante mooy élection présidentielle ca Algérie dañ ci dalal Mamou Diaby Gassama. xibaar yu bitim réew dañ koy day door ca Burkina Faso gis nañ ne rek ni fanweer ak ñaar terroriste moom lañ jot a neutraliser niki vendredi jàpp samedi ci ñaar opération militaire ya nga xamante ne sax ñi ngi ko doon amal ca bëtu gànnaaru réew ma gannaaw bu mu amee ab cong bu ñu sukkandikoo ci état major burkinabé li mel sax mi ngi ko daan fësal ci benn bataaxal ba nga xamante ne daf ko daal di jëbbal ca agence France Presse naka noonu sax ci boobule opération benn soldat burkinabé jotoon na ci ñàkk bakkanam ca Burkina Faso gannaaw ba ñu tëjee frontières yi gis nañ ne benn dafa daal di mer ba futtu loolu waral sax jamono ji ñàkkum déggoo am diggante réewu ku benn ak Nigéria ci fàttali fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi ñu génn ay militaire ak ay douanier nigérian ñoom ñoo daal di congu suufu su béninois ngir rek mën a teg seen loxo ci ay marchandises li mel nag benn mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndaxte jëwriñ béninois bi ñu dénk lépp lu ñeel wàllu bu bitim réew daal dina convoqué ambassadeur Nigéria ngir daal di ko ne rek ni li mel ñoom ñu ngi koy ñaawlu gannaaw ñaari jëyee buñ toftalante ca frontière Igolo ak Pobé ambassadeur Nigéria moom it jot nañ ko laaj ab question ci télévision béninoise moom it daal di ne rek ni li mel mi ngi koy ñaawlu ndaxte lépp la nga xamante ne day indi ab gàllankoor wala ab ñagas-ñagas diggante ñaar réew yooyu le moom du ci ànd teg si sax Nigéria dana wóyal di amal ab enquête ngir rek ñu mën a identifier ña nga xamante ne ñoom ñoo fa jotoon amal ab ñaawteef ca frontière bi dox diggante Nigéria ak Bénin te Algérie niki tey ji la ñuy door di tëgg ab campagne présidentielle post Bouteflika bi la élection sax li ci gën a bëri ci askan wa ànduñu ci benn yoon ndaxte jàpp nañ ne ni ci la élection mun na am ab càcc ndaxte dañoo jàpp ne rek ni régime militaire de transition bi li muy def rek mooy wóyal la nga xamante ne moom la ancien régime bi jotoon def ca réew ma ci fàttali sax aljuma bi ñu génn ay millions algériens ñoom ñoo daal di wàcc ci mbedd yi ngir rek ne déet ànduñu ci bi la élection ba nga xamante ne sax réew ma dañ ko fas yéene amal di ko fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bi di ñëw. mbokk yi yem ak fi ñu jeexale xibaaru digg bëccëg yi laata ñuy tàggoo ñu fàttali ne ñu ngi weel éliminatoire CAN 2021 ca Cameroun gannaaw match bi woon fii ci stade Lat Dior bu Thiès Sénégal daanoon Congo Brazzaville tey ji nag Sénégal soobu na ci beneen match diggante mag Eswatini ci waxtu gi ñuy addu ngeen di teewlu ñu ngi ci mi-temps bu njëkk ba ci googule match nag ndam demagul ndam dikkagul kenn dugalagul sa morom benn but waaye nag Sénégal amoon na ci penalty goo xamante ne footballkat bi di Famara Diédhiou moo ko raté ci penalty ba Sénégal amoon ci xaaj bu njëkk ba mu ñeel match gi ba dox ci diggante Sénégal ak Eswatini ñaareelu xaaju match bi incha allah ci kanam tuuti lay doon
dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo ci yeneen xibaar ak Cheikh Tidiane Gomis mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendook jàmm ak programme Baatu Askan Wi yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.